Diass Actu TV, l'actualité et la sensibilisation en temps réel. asalaamaaleykum mbokk internet yu Diass Actu ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen sant encore une fois di leen dalal ci suñu émission sa xalaat ci commune bu Diass. donc Abdoulaye Diouf ñu gën la xam ci Goemsi ngay rappeur dëkk ci commune bu Diass. donc yow yaay suñu invité ci suñu 4e numéro d'émission sa xalaat ci commune bu Diass ma lay nuyu bu baax di la dalal ci émission bi donc di la bàyyi rek nga nuyoog internet yu Diass Actu. salaam Diass Actu Goemsi la aka le Diassois aka Punchline King aka doon la jël message charge ba ses squad cousin di bëggee ñëpp donc képp ku may déglu de près de loin maa lay bëgg des passages quoi. tey Goemsi buñ lay laajtee de manière générale sa xalaat ci commune bu Diass tey lan nga ñu mën a wax. waaw sama xalaat mooy Diass lu mu waroon mel dama naan melul noonu quoi donc ci ak yelleefam bi nga xamante ne waroon na ko am donc boo xoolee jëmmam ak taxawaayam ak lépp li nga xamante ne waroon nañ ko mën a am donc dama naan amuñu si benn donc Diass mérité wul li muy nekk di souffrir nii. par rapport ak richesse yi nga xamante ne am na ko ci biir dëkk bi quoi franchement pare Diass mérité wul loolu quoi pour man waroon na mën a nekk ville bu gën a luxe. waaw à part Dakar pour man Diass waaw donte village la donc mënoon na bokk ci dëkk yi nga xamante ne dëkk yi ñuy lim la quoi à part Dakar mais malheureusement demewul noonu quoi donc boo déggee turu Diass boo ñëwee Diass rek da nga naan est-ce que fii mooy Diass mooy dégg c'est parce que Diass da koy dégg mu kaw sa njortu nga jàpp ne donc am na lépp donc boo ñëwee li ngeen njëkk a gis mooy dëkk bi dafa lëndëm amul lenn li nga xamante ne dëkkuwaay war na ko mën a am quoi donc waaw loolu laa ñu koy rafetlu wuñ ko quoi en fait te waru woon mën a noonu Diass ñàkkul dara bu ñu demee bay wax région de Thiès tey dama naan Diass moom moo tax ñuy wax donc waxuma la sax Mbour Mbour sax am na ay hôtel am na genre mais Diass rek buñ ko génnewoon ci région de Thiès kon région de Thiès ak département de Mbour dootuñu amati dara donc Diass yi am na 21 carrières yi fi nekk donc am na aéroport am na cimenterie Sahel donc am na Vanous donc au milieu daal bu gën a am doole Sénégal keneen que ni moom muy fi donc kon yooyu noonu rek waroon na mën a tax Diass nekk ville quoi en fait mais malheureusement Diass bénéficié wuñu quoi donc ñooñu société dañuy ñëw di dundee Diass te dundalu ñu Diass quoi donc loolu lañ koy ñaawlu di ko naxarlu ko xam ñu mën di toll ne mérité wuñu loolu mais lu ñu yóbbee loolu yëpp mooy ñàkk njiit bu baax rek. d'accord foofu sax laa bëggoon ñëw li nga xam ne moom moo waral Diass am ressource yoo xam ne nii bari na foo ko natt rek jéggi na ko d'ailleurs képp ku ñu invité loolu lay wax Diass waroon naa mën dépasser fii parce que am nañ tey ay ressources am nañ tey ay entreprises yu mag yoo xam ne dañ leen tudd fu ci nekk ci Sénégal yoo xam ne nii mi ngi nekk biir Diass di fa gagné daanaka ay milliards léegi lan moo tax Diass ak ressources yi ma am yëpp mënul développer yaa ngi wax léegi nii ay problème mu njiit la lan nga ñu mën a wax ci njiit yi loo xam ne nii waroon nañ ko def te defuñu ko ba tax Diass mënul avancer. donc njiit yi dama naan ci dañuy incapable rek donc mënuñu gérer commune quoi donc mënuñu imaginer 18 ans. 18 ans nga yor dëkk bi nga xamante ne war nga ko mën a defar donc te defaroo ko te état bi yow la fi teg pour nga taxawu askan bi. donc état boobu noonu sax dèjà yow nga woo di wax ak moom par rapport ak lu mu andi aéroport bi mu andi rek waroon nga ko imposé na yow aéroport bi nga andi nii donc aéroport boo koy defar da ngay defaraale dëkk bi donc mais mairie boobu noonu lu mu waroon taxawee dèjà taxawee wu ko quoi ci côté yëpp nag ci côté yëpp problème yooyu ñu andi yëpp yaakaar naa mairie bi moom mooy ko andi bu ñu amoon mairie bu baax mairie boobu noonu moom mooy mën a taxawu population bi di wax ak état bi donc di wax entreprise yi nga xam te ne moom moo nekk fii donc demeewul noonu ba pare population bi fi nekk tamit ñoo ko teg seen bopp ndax doo gis ñi nga xamante ne plus de 2-3 mandats moom moo fiy nekk di toog amulul la benn njëriñ chaque année da ngeen di ñëwaat ngeen falaat ko quoi donc problème bi dëkk bi am donc waa dëkk bi ñoo ko teg seen bopp quoi moom mooy ñun ndax xam nga du kenn kuy fal mairie ku dul ñun donc mairie bi nga xamante ne moom moo waaw. foofu laa bëgg a ñëw justement parce que nee nga tey mairie bi toog na fi 3 mandats la fi def waaye defu fi lu bari loolu say kàddu la est-ce que yaakaaroon tamit loolu ci yéen la yéen ndaw ñi nga xam te ni yow gis nañ ne sax say woy d'ailleurs da ngay dénoncer mais pourquoi pas ndaw yu jóguñu booloo doon benn donc bañ a yem rek ci ay association quartier ki yi ni mel donc ñoom ñëpp ñu booloo ndawu commune bi tey pour ñu xeex li nga xam ne moom ngay dénoncer léegi. waaw c'est-à-dire boo xoolee du ma sax wax ndaw yi quoi mais dama naan leader politique yi quoi donc ñi nga xamante ne ñoom ñooy nekk di jongante ki nga xamante ne moom moo fiy toog. donc boo xoolee Diass union bi ci Diass moom moo gën a lor sax
dama naan Diass moom moo gën a lor sax population pour ça fi quoi ndax mu wax loolu donc Diass saa yu élection yi jotee dina am benn ñaar ba ñetti représentants yi nga xamante ne ñoom ñu ngi dëkk ci village Diass bi quoi ñooñu waroon boole seen doole bu ñu boolewoon seen doole yaakaar naa intérêt population bi nekk seen intérêt ñu bañ a xool intérêt personnel yaakaar naa dinañ bañ a xool seen intérêt ñu xool li nga xamante ne mooy intérêt population bi def ko mais ñooñu noonu dèjà nanguwuñu booloo nekk benn nga ñëwaat ci li nga xamante ne moom mooy commune bi yëpp muy 19 villages yi donc ñooñu noonu xam nañ ne maire bi fi nekk donc amul dëkk bi njëriñ lépp luy wareef xam nga ak njëriñ si dëkk bi mu waree si dëkk bi donc defu ko ñoom ñëpp ñu teg seen bët ne ñooñu noonu mairie boobu noonu deful wareefam ñoom pour man dañu war a teg seen intérêt politique fële na le xool intérêt dëkk bi ñoom ñëpp ñu boole seen doole nekk benn ñu nekk ñu tuddi un contre mairie bi quoi maanaam benn bloc ñu bañ a xool kan ak kan mooy jiitu mais ñoom ñëpp nañu ànd nekk benn xool ànd ak population bi ñu jëlee ki nga xamante ne moom moo fi nekk ba pare après ñu doog a xool kan la ñuy teg ñu mën a defar dëkk mais demewul noonu donc su ma lay déggee mooy ñoom leader politique yi nga xam ne ñoo nekk ci commune bi ay complice lañ ak maire bi non du ñu sax complice quoi en fait ndax xam nañ ne mairie bi fi nekk arrangé wu dëkk bi est-ce que nga te ñoom mënoo dëkk si benn dëkk ba pare yow nga bañ ko mais boo xoolee mënu ma ne dañuy bañ dëkk bi quoi mais seen intérêt la ñuy jiital le trop seen intérêt politique la ñuy jiital le trop te dëkk bi am na fu muy toll maanaam mu nekk di sukuraat rongañ mi nekk di tuuru waroo xool sa intérêt da nga war a xool intérêt population bi comprendre nga ñoom ku si nekk bëgg nañ mairie bi jóge bëgg nañu Aliou Samba Ciss moom mu jóge fi te ñu nanguwuñu booloo nekk benn te bu ñu booloowul nekk benn donc mën ñu jëlee Aliou Samba Ciss boo xoolee Abdoulaye Wade bi ñu ko fi bëggee jëlee donc gars yi dañu boole seen doole yi maa ngi ko nekk benn donc ci jëlee Abdoulaye Wade bi ñu ko fi jëlee tamit pare noonu la demee woon donc Diass moom moo soxla moom moo nekk di s'ouvrir bëgg ki fi nekk mu jóge bi pour ki fi nekk jóge bi nag foog ñoom ñu boole seen doole yi ñu bëgg fi jëlee te bu dee ñoom jëlewuñ ko bu dee boolewuñ seen doole yi donc dafa am ñi nga xamante ne ñoom comprendre luñ ba tey ndax chaque élection day jot ñu bëgg leen benn 10 000 francs wala ñu bëgg leen benn saaku ceeb wala jeune bi fi nekk jeunesse bi fi nekk donc waa mairie bi ñoo lay bëgg a gëmloo ne bu dee bëgg nga lu baax da ngay jéem a ñëw ci mairie bi nga gis ensemble nga defar sa affaire dañ nga koy wax donc bu dee yow da nga jaay sa ngor da lay jaral carrément nga def ci benn ensemble pour may la benn parcelle wala benn 10 000 francs pour nga jaay sa ngor après nga war a askan bi donc y a deux problèmes problème bi askan bi ñun ñoo ko teg suñu bopp ndax ñun suñu intérêt personnel bi nga xamante ne mooy suñu intérêt bi jëm suñu poche moo la ñuy soraale moo waral ñuy lor dëkk bi leader politique yi nga xamante ne ñoom ñoo war a nekk benn ñoom ñëpp ñu booloo jëlee si ensemble ñoom nanguwuñu booloo nekk benn ku ci nekk day taxaw ne kii du ma jiite ensemble dañu ñëwaat gañewaat toogaat nekkaat di ñu loraat donc loolu mooy problème bi nga xamante ne moom moo nekk Diass moo tax ma ne la lépp rek ñun la quoi problème bu ñu am rek ñoo ko fekk ñun ñoo ko fekk suñu bopp mais ñi may gën a ñaañ mooy leader politique yi wootee ñoom bëgg nañ Diass man gëmuma ne bëgg nañ Diass donc bu ñu amoon amul si dëkk bi donc dinañ régler situation bi ci seconde li ñu koy régler mooy ñu boole seen doole yi jëlee fi ci nekk mais man sama jëm bopp man société civile laa ma sa bopp élection yi passé ñoom ñëpp day yore lañ leen ñoom ñëpp jarul may lim tur leader politique yi nekk fii Diass yëpp laa lay wax ne ñoom ñëpp kenn rek moom moo si ñëwul woon muy Fatou Ndione dajale nañ leen ñu société civile ñu dugal leen yóbbu leen école primaire bu Diass waxtaan ak ñoom waxtaan bu yaatu pour ñu boole doole yi ñu jëlee fi kii mais après ku ci nekk dafa nekkoon di nga ñam morom na yow doo ma jiite am après par la suite ñoom ñu xeeb ñu ñun ñooy ñam sax boo war leen ma ñoom am ñeneen ñu ñëw xam nga woo leen tëjee ñoom ëllëg voilà bi ñu ñëwee ñun xam nga déjà ñun nañ fa benn mouvement bu yàgg nekk la moom mooy nekk di xeex intérêt Diass boo xoolee mouvement boobu sax jiitu nañu ndax nekkoon nañ ay xale gis ay grand yi fa nekkoon yi nekkoon di défendre intérêt population bi donc bu amee benn jamono grand yi dañuy dem ba nekk mag après dootuñu amati temps pour gérer loolu noonu day am benn génération bi nga xam ne moom mooy ñu mëni combat boobu noonu donc muy Diass Uni bi ngay nekk di dégg nii donc moom moo yàggee xeex problème bu Diass yi renseignement technique bi ñoom ñoo ko xeexoon quoi moom mooy mbëbës bi quoi c'était en 2005 bu ñoom mujjewuñu jubóo par la suite ñu waroon defaat rencontre bi pour ñu xool ñu koy finaliser par rapport ak ça donc moment yooyu ñoo gisoon nañ ne tant que boolewuñu dool yi am na ñu bëri ñu comprendrewul mooy ñooñu ñuy jox saaku ceeb mooy ñooñu ñuy jox 10 000 mooy ñooñu ñu topp ci ensemble bu élection jotee ndax dañ leen proposé benn parcelle après wala jox leen benn 10 000 mooy ñu jaay seen ngor rek en fait d'accord léegi bu ma la déggee bu baax
mooy Diass leader politique yi dañoo am problème mu leadership maanaam ku ci nekk bëggoo sa morom jiite la teg ci comme li nga wax léegi rek seen intérêt Diass si boppam tax leen jóg mais seen intérêt personnel moo leen tax a jóg. waxaat nga tamit sànq nga ni bu élection di waaj a jot mairie bi ki nga xam ne mooy Alsamb 6 donc day maye ay parcelles yenn jeunes yi ba sax gis nañ ko ci yenn dëkk yi day maye ay parcelles su ko defee jeunes yi mën ko voter la kii ni mel donc da leen di corrompre bu ko defee jeunes yi mën ko voter. d'accord léegi élection yi nga xam ne élection locale yi ñëw kan nga gis ni tey population bi jeunesse bi bu ñu mànkoowee fal ko dina mën a def li nga xam ne moom lañu souhaité mooy Diass mu développé ak yu ni mel ka ban leader tey nga gis ne buñ ko fi falee tey dina defal askan bi li ñu bëgg mooy Diass mu avancé. wax nga ma question bu am solo mais question tamit bu sensible est-ce que maa may wax yow xam nga boo ñëwee di sànni sa carte du la nga ñëw sànni ko plénièrement nii quoi da ngay ñëw da nga am bañ gàcce lañ nga wax bañ gàcce maanaam yow ki ngay votel ci sutura nga koy def lu war la nga koy def ci sutura ki nga am yaakaar ci moom ne moom yaakaar ngay am ci moom ne kii bu jëlee dëkk bi dina tane kooku noonu yow ak yàlla yéen nekk ci bañ gàcce bi nga sànnil kooku noonu kat boo ko sànnilee kat yow ak yàlla la quoi donc bu la sa yaakaar bu ko tasee wala mu wóor la di nga xam kat ni fii kat yaakaar laa amoon si moom rek mais woor na ma quoi est-ce que comprendre nga. donc fii dama la ci def benn tur kenn ki nga xamante ne mu nekk ne damay nekk di campagnal. man campagne lu ma kenn askan bi man laa si nekkal quoi. dama bëgg a jaaj am àq ak yelleef lu mu am ci mérite xam nga ci dëkkuwaay moom mu am ko loolu moom moo ma ñor. léegi yéen ñëpp bu dee yéen a ngi suivre yéen ñëpp teg ngeen seen bët ne am na ki nga xamante ne ñëpp am nañ ci moom yaakaar ne moom bu toogee ci affaire dina changé comprendre nga jarul moom mooy tudd ay tudd. mais peut-être que yow comme yàgg ngaa xeexal Diass ba sax ci say wëy d'ailleurs suñu générique émission bi sa wëy lañ ci def. ci laa tuddee. dugg ci site bi def recherche par rapport émission boobu noonu am na émission bi ngeen def ak benn gàmm bu dëkk Faye. waaw ci laa gisee ne sama générique ngeen def. boo xoolee son boobu noonu. bi ma jógee Dakar en 2005 ci laa ñëw dëkk ma gis ko. 2005 2006 2007 3 ans. ci laa diagnostiqué xool dëkk bi xam ne jaarul yoon ci laa defee benn son bu tudd Gërëm Saaten donc ma classe lépp li nga xamante ne jaarul yoon ci dëkk bi loolu noonu 2007 ak tey am na 13 ans. 13 ans son boobu noonu 13 ans la def. kon bu may wéy non loo koy def. léeg-léeg laa amoon gis ne gisuma kenn ci combat bi mais dama wër a xeexal sama dëkk ci jamono yooyu noonu ci laa ñëwee def son boobu noonu tey. daf may neex tey ma ñëw def ngeen woo ma ci émission bi nga xamante ne. dama cliqué rek ma ne waaw attends sama son bi moom la ñuy def fi ma gis ne moom ngeen def ci intro bi. moom ngeen def ci outro bi est-ce que comprendre nga. léegi comme wane rek carrément gis na affaire bi pour ñaaxaat ñi nga xamante ne rek maa ngi aw guddal ñoom ay leader lañ quoi dafa yii ñëw di leader ci bëgg député ku ci nekk yaa ngi bëgg a teetee nga am li nga doon yaa ngi bëgg a teetee nga bëgg am pour bëgg a ñëw di benn affaire donc boo bëggee nekk di liggéey sa dëkk doo jiital am tur wala gisee na wala man la da ngay liggéey nga nekk di rente ba yàlla may la expérience bu lay may quoi est-ce que comprendre nga. d'accord bi ñu nekkee di xeexal Diass du tey donc loolu lépp taay am ak reconnaissance par rapport ak li nga xamante ne moom mooy track boobu donc li ma mës a wax sama son mooy man bi polo yi dee lépp lu ma bind rek même su ma dee woon day nekk di dundaat. wane na ko tey ma def benn son bi nga xam ne am na 13 ans. yéen ngeen nekkaat tey c'était en 2007. ñu nekk ci 2020 ngeen def ko générique tey da ngeen xam ko son bi dund kon day wane ne carrément xeexal sa dëkk rek moom moo am solo boo nekkee di xeex sa dëkk nag bul nekk di xool intérêt wala gisee wala ngay politique. mais malheureusement dafa am ay leaders yu mag ak leaders yu ndaw yi nga xam ne dañuy nekk di wut tur ñu ñooy ñëw ci réseaux sociaux donc feex laa ci am. d'accord ci loolu ba tey boobu ba tey yaa ngi xeex 2007 ba tey yaa ngi ci xeex bi léegi élection léegi mu ñëwaat kan nga xam ne ban candidat ci ñi nga xam ne ñoom nga gis ci leader politique nga war a mën a ne askan bi kat ne yaay yeeg papa yeeg jeunes yi daw leen ngeen voter kii parce que nag gis nañ ni bu fi toogee tey commune bu Diass dina changer lépp li nga xam ne war na ko mën a am lépp li nga xam ne war na ko mën a bénéficier dina egsi bu baax. li may wax foofu mooy du ma ne nañu sànnil kee wala nañu sànnil kee li may di wax mooy. Diass yëpp nañu nekk benn quoi. mais bu ñu nekkee benn kan lañuy fal bu ñu nekkee benn ku ñuy fal bu ñu nekkee benn. balaa ñuy xool kan la ñuy sànni. nañu boole doole yëpp ñu nekk benn est-ce que comprendre nga Diass. ñoom ñëpp xam nañ ci moom ñoom. xam nañ ne Alsamb bi fi nekk ak gànnaaw yëpp. ak ñi muy liggéey yëpp amul kenn ci xam ne am nañ yaakaar si ñoom war nañu incompétent quoi léegi ñoom Diass. ba ci yow mii may tan xam nga ne juñu naa la ko sànq quoi. ki ñuy sànni carte bañ ko ba ci mañ carte ba lañ koy defee
donc yow ak yàlla rek da ngay am yaakaar ci moom ne kii nii dina defar dëkk donc bu ma ñëwee ma tëddee la benn tur kenn ki nga xamante ne yaakaar laa amoon ci moom kese léegi ñëpp dégg ko jëlee ne kat go de chez le voix des sans voix donc ñu amul ban laay teewal sama kàddu ñëpp a koy dégg day ne kat go moom moo ñu waxoon ne nañu votel A wala X boobaa tamit ñun dinaa fëttal yaakaar li may wax mooy jeex ñoom ñëpp na ñu nekk benn ñoom ñu voté contre ensemble man loolu laay wax. mais est-ce que Diass tey mën nañ nekk benn parce que gis nañ ni corona bi mu ñëwee créé nañ fi lu ñuy tuddee fol corona leader yi daje ci mais ñenn ñi dañ ñëw ñeneen ñi ñëw ñi naan wàllum politique la ñeneen ñi sax ñu envoyé leen ay mail comme ni ko ñeneen ñi waxee ñu ne ñoom gisuñu ci seen bopp en fait ñenn ñi sax ñu leen di ŋàññi naan liggéeyuñu ay groupe WhatsApp lañ yor di invité waate donc ñu nekk di débat ak yi ni mel est-ce que yaakaar nga ni Diass tey Covid bi lu mel ni mbas mi ñëw na mënuñu dajaloo est-ce que tey yaakaar nga ni élection danañ dajal. léegi fol corona boobu noonu ñu doon def loolu noonu du dëgg ñi nga xamante ne ñoom ay politique lañu dañ doon mbubboo affaire pour politique ko rek yaa fa ut ko tur ñooñu noonu ak taxawu askan bi taxu leen woon jóg dañ doon def pour ut tur loolu noonu su ma yi gaañ imaginel j'ai rien contre ça imaginel man en tant que góor soxluwuma ñu wax ma si loolu noonu man soxluwuma tur xam nga soxluwuma place xam nga je suis pas un politicien quoi soxluwuma sax positif parce que quoi man maa ngi liggéey keneen sax de pistala boobu dañ ma embauché maa ngi amee business bi ma xam ma loolu est-ce que war nañ mën a woote benn affaire jet ci li nga xamante ne mu ngi développé dëkk bi buy xeex corona mais ñun association des rapports ñun bi affaire bi coow li taxawee xam nga lan lañ njëkk a def dañuy woote suñu biir rapport yi nekk station yëpp ñu mobilisé wu ñu ba bind ñi am na studio bu fa ne ñu def benn son ñu 10 rapport ñu boole suñu doole def son bi nga xamante ne day sensibiliser population bi par rapport ak Covid boobu noonu xeexandoo ko donc bi ñu ko defee xam nga léegi ñu génnee son bi déplacé gis ñu war a gis xam nga gis madame le maire waxte ak moom gis ñu ci def bi nekk gis wax ak moom ñu am liggéey bu am solo bi ñu ci def est-ce que ñoom bu ñu ñëwee di xeex benn affaire fol corona est-ce que wala boycotté ñun ñoo ñi nga xam ne ñun ñoo njëkk ñun ñoo jiitu ci terrain est-ce que mën naa wax ma yow loolu du dëgg loolu noonu du dëgg ay caaxaan la est-ce que mën naa wax yow moo tax ñoom bu ñu ñëwee kooku noonu peut-être ci ñuy wax ne moom ñëw rejoindre rek xam nañ ko kooku bu xamee ne ko ñoom ay ci caaxaan la ñuy def beneen wuyu si kooku noonu ba du ma tudd turam du ma fi nekk di d'accord kon dafa mel ni kon yow daal ki nga xam ne moom nga gis te saafen ñor ko politique ak wut ay tur ñoru ko mooy Mamadou Ndione te yaakaar nga ni moom mooy doon candidat bi idéal. waxuma la junj naa tàng waxuma tudd lu ma la tudd kenn yow tànk nee naa la ñëpp ci ñoo am yaakaar xam nañ ko quoi man la yow moom mu sa xam nga ko yow yaa tudd Mamadou Ndione sànq nee naa la man du ma la wax ne kii la wala këleel bu ma taxawoon tey ma ne la je suis le voix des sans voix ñu amul baat laay teewal baatu askan bi laa yoon bu ma ñëwee tey mu ne ay tax laa am yaakaar ne buñ ko joxee affaire bi dina ko defar donc loolu maa ngi influencé ñeneen mën naa am yaakaar ne yow yaa def affaire yow ma ñëw nga gën a pib donc ñun ñu boole doole yi ba pare bu ñu doolee doole yi ku ñu am yaakaar ne moom bu ñëwee dina defar dëkk bi kooku noonu ñu waxtaanee ko suñu biir ñu bital ko mu def def li mu ñor mooy dëkk bi nag tegu ci jàmm ñëpp xam nañ ñu ngi ci terrain bi ñu ngi cible ki nga xamante ne moom moo gën si xam nañ ko d'abord nañu boole doole yi ñun ñëpp nañuy voté contre ensemble ñun ñëpp nañuy voté contre ensemble ki nga xamante ne moo gën si ñun moom lañu am yaakaar ne buñ ko joxee dëkk bi dina ko defal jox ko dèjà yow neewoon naa la ñëpp xam nañ ne ministère bi ñëpp xam nañ ko yow yaa jékki-jékki nga tudd Mamadou Ndione peut-être bu dee da nga jàpp ne moom moo gën ci dëkk bi balaa boobu nañu boole doole yi ñëpp ba pare ñëpp ñu nekk benn contre ensemble ñu fal nga xamante ne moo gën ci dëkk bi mu defar ñu dëkk bi mu jeex. d'accord ku gën ci dëkk bi ku gënoon ci dëkk bi man moom li ma ci xam bariwul dama jàpp ni rek ni Mamadou Ndione moom ngay junj moo tax ma wax turam. yaa ma ko waxee man tudd ma tur pour mu leer dama jàpp ni rek ni moom ngay wax moo tax ma tudd turam mais xaw ma man ki gën ci askan bi ñoom ñoo seen i carte. waxuma la ne Mamadou Ndione laa wax nee naa la ki gën ci ñëpp xam ngeen ko. d'accord yow yaa tudd tur Mamadou Ndione. donc yow yaa wax dama la bëggoon rek yombal kii bi. moo tax moom ma wax turam bu ma bëggee wax benn affaire. amul kenn ku ma koy teree wax ragalu ma wax loolu noonu. d'accord ci ñu naa la benn affaire mooy sànni carte bañ jàpp bi laa dem ma sànni sama carte balaa ñuy def dara dañuy boole seen doole ñu nekk benn ba pare ki nga xamante ne moo gën ci ñoom ki nga xamante ne am nañu yaakaar ne kooku dina defar dëkk bi ñu jox ko mu defal ko donc loolu laa li may wax ci côté boobu noonu ma lay jaajëfal bu baax ci ni nga accepté suñu invitation naam jot amul sax waaye jéem nga ba accordel ñu 20 minutes yi di la bàyyi nga tàggatoo. waaw ci tàggatoo bi am na li nga xamante ne mënu moo ko ñàkk bañ a wax boo xoolee instant yi gëstu ni ñu ngi nekk di xeex problème mu ndox bi donc ci li nga xamante ne mooy waa Agifor ak Ofor ak waa Tek donc ñi nga xamante ne ñoom ñoo yoroon suñu ndox depuis longue date muy waa Agifor ay membres yu Diass yore woon ko
donc ñu dëkk Diass mosuñu woon am problème yi nga xam ne ñu ngi koy jànkuwanteel tey ñooñu daan nañu jël conteneur yi di ko dugal si dëkk bi donc di ko gérer ndax amoon na ñi nga xam ne ils sont ñu ngi si dëkk bi am ñi nga xamante ne ñu ngi la ñuy tudd waa Aquatec boobu noonu ñoom dëkkuñu Diass ils sont de Thiès donc kenn moo ci dëkkoon Diass muy Jean bi nga xamante ne ñoom embauché woon nañu ko effet dem na retraite donc ñi nga xamante ne ñoom ñoo gérer suñu ndox ñuy soo parlé Diass ñoom ñu ngi nekk Thiès te dégg naa sax ki nga xamante ne moo yor Aquatec boobu noonu dégg naa sax étranger dëggul sax Sénégal donc ñun ñu ngi ñëw ñu yor suñu ndox bi bu ñu jëloo suñu ndox bi teguwul si yoon ndox bi baaxul ñu ngi dëkk ci ay problème ñu boycotté nee nañ tous les Diassois te bëgg dëkk Diass dañuy boycotté li nga xam ne moom mooy facture yi door ñu fayati ndox te ku ñëw di dindi suñu facture yi dina ko jëfalante ak yow Aquatec bëgg yi ñoom ñu gérer suñu ndox ñoom nañ ñu quitté te loolu ñun bañuñu si dara ñu laa fa ñëpp appel ñi nga xamante ne ñoom ñoo dëkk Koursar ñoo dëkk Diass dañu ñëw jàppale ci combat boobu noonu Diass am beneen forage waa Aquatec ñoom ñu quitté fi suñu ndox bi ñuy gérer ko suñu bopp li gën a grave mooy keroog bi ñu ko convoqué ba mu ñëw mooy soxla soosu daf ñu gëmloo ne carrément suñu ndox bi am na benn problème bu si nekk bu bëri bu ñu waxoon nee nañ moom bu ñu waxoon lu nekk ci ndox bi kon du ñu waxati ne ndox bi dafa am eau de javel ñu ne ko ne suñu ndox bi dafa nekk lu naturel lu nekkul lu neex mais tey da ngay naan ndox bi sànq bi am na benn goût eau de javel bu si nekk bu ñu waxoon lu nekk ci ndox boobu noonu du ñu bañ ñu def ci eau de javel mais bi nga xamee ne ndox bi am na problème bu ñu waruñu ko consommer ñu ñuy lor la mbooloo ñu ñuy consommer loolu ndox boobu noonu bi nga xam ne poson la deux ba pare ñoom mënuñu satisfaire ci ndox Aquatec ñun soxlaatuñu leen ci suñu commune bi nañ ñu quitté xaw ma état bi moo leen fi teg xaw ma offort xaw ma nu mu demee mais ñun Diass dootuñu facture du ndox tant que Aquatec quitté wul donc loolu noonu te ku ñëw di dindi suñu facture dinañ ko jëflante ak yow quoi loolu mënu ma koo ñàkk bañ a. d'accord bañ a wax. di laata waa Diass yëpp dañuy boole seen doole ñoom ñu nekk benn. dañuy ñëw ñu rejoindre Diass Unis. Diass Unis bi nga xamante ne depuis longue date moom mooy nekk di xeex problème mu Diass yi. d'accord partenariat technique bi depuis 2005 ñoo ko xeexal ba ñu am si ndam ba 15 ans kenn mënu fa sotti benn mbëli combat boobu noonu gars yu engagé gars yu dëggu mooy gars yi nga xamante ne ñoom ñoo baare woon télé bi 10 heures de temps sur route nationale li nga xamante ne mësul existé depuis 1960 góor yàlla yi nga xamante ne ñoom saa ñu takkoo nekk benn amul benn renfort bu leen di mën a primal si ñoom dara ñëpp teg nañ seen bënn Sénégal fii ne amoon na plus de benn ñaar ñetti renfort di doon xeex ak jeune si jëf boobu noonu jeunesse boobu noonu nag ba léegi ñu ngi nekk di dund deewuñu ñoom ñooy nekkaat di bañ loolu noonu te bañu ñu dara ci li nga xamante ne moom mooy problème mu ndox mi donc di jaajëfal ñëpp di woowaat ñëpp ñu ñëw rejoindre Diass Unis donc go et si la wone kii le Diaspora et kii tout et kii donc maa ngi jégalu d'accord bëgguma sax waxee xaal bii nii donc Diass dama ko loof dafa ma ñor su ma koy waxee beneen xaal laay demee damay wax ak tàngoor damay wax ak xadar doo ko sax bëggee noonu ñu teg ma lay jaajëfal di la kontaanee bu wér a wér jaa ngeen jëf mbokk internet yu Diass Actu lii nag moo doon seen émission soxlaat ci commune bu Diass ñu jaajëfal bu baax invité bi di GOMC donc di leen dig daje rek mbokk internet yi ba beneen yoon ci beneen village bu neexee yàlla communauté rurale de Diass 19 villages non osé amuñu sa poste de santé dëgg bi bëri étranger ba xamee too ñu dëgg ñuy déranger amuñu benn milieu bu présentable ba suñu amee gan sax war ko mettre en table ana njëriñu yi société si dëgg bi cimenterie sel si agro crène aéroport